yéena fu ma jëm yéena ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yéena ko waral daal ci Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal te ci junne jësin dëggal ma bësin bëgg naa leen ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo yéen fi ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen ni ngeen ko bëggee noonu lay demee fa ngeen may seen tuumal foofu lay jubal di ko jubant bëgg naa leen ni képp bu sew moo ma gën a wax ju sew ni képp bu sew moo ma gën a wax ju sew képp bu sew dafay dundal bëgg naa leen wo ma way man yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal lu ma wax yéen a fu ma jëm yéen a ñi ma bëgg ñan lañ ñi ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal mooy dëkku Gaynde Njaay du mooy sunu gaal ak junjung ya jësin ni dëkkal ma bësin kon junjung ya jësin ngeen ma bësin bëgg naa leen fu ngeen ko def fii Youssouf fa leen def fii moo leen di bégal moo leen di wayal moo leen di waxal su na xare mu taxaw kooku Youssou Ndour Youssou wayal ma way waxal ak Sénégal ma jigéen waxal yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal lu ma wax yéen a fu ma jëm yéen a ñi ma bëgg ñan lañ ñi ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal ak dëkku Gaynde Njaay du mooy sunu gaal junjung ja jësin dëggal ma bësin ak junjung ja jësin ni dëggal ma bësin junjung ja jësin dëggal ma bësin bëgg naa leen foo def Sénégal fii Sénégal fu ngeen def Youssou Ndour fii ki nga bëgg mu bëgg la foo ko def fii si biir xol bi fii laa ko def réew mee ka neex ay seen mindi njaago bekaay fii rek la ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo fi ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen lan leen ko coow gal gi jëm ca kanam bu ki tin ci limal réew mi ñu sooxal Youssou téye mu dëgër ndax ñëpp a téye mu téye ma téye nga téye ndox li dëgg la
enfants pour votre émission Deuxième Fashion. Une émission qui met en valeur la musique, la mode, la culture dans sa diversité. À la présentation, vous avez Ousmane de l'agence de communication événementielle Kia Events. Bonjour. Voilà, comme ni ma ko waxee à l'entame de mes propos, yéen a ngi ci seen émission Deuxième Fashion muy émission bu nga xamante ne nii day wax ci lépp luy musique ak mode waaye nag culture ci lu mu gën a yaatoo. tey ñu seet si woon nag suñu benn xarit bu ñuy wax Anna borom Maman et moi di styliste modéliste nekk fii ci Carrefour bu Gapparu xanaa rek dañu leen di bàyyeeg Anna mu daal di présenté wu wax ñu moom mooy kan bu ñu paree daal di jàll ci laaj yi Anna nuyu nañu. maa ngi leen di fay. baa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. Anna naka liggéey bi. sant yàlla ñu ngi góorgóorlu. Anna loolu nuyoo mbokk téléspectateurs yi. mbokk téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu man Anna bi nekk Maman et moi di leen gërëm di leen sant di gërëm nag surtout clientèle bi ñi nga xam ni tey jii bu dul woon ñoom mu métti trop maa ngi gërëm ñëpp di ziar ñëpp. bu dul woon ñoom mu metti trop loolu la soxna Anna wax moom mi nga xam ne moom mooy borom Maman et moi tey nag suñu jotaay ak moom dina yaatu parce que dina waxtaan ci li nga xamante ne nii moom lay liggéey lan lay liggéeyee ak kii lan moo waral sax mu tuddee boutique am bi Maman et moi yooyu yëpp dinañ ci ñëw ce sera dans un instant kon nag Anna fi may njëkkee ak yow mooy Anna déjà lan moo waral Maman et moi parce que gis nañ ne bërëb bi Maman et moi ko tuddee. dëgg la voilà parce que tey man peut-être ku gis image bi nekk sama mbokk nekk ku ma xam moom moo posé question bi ndax man bu ma duggee ci ñaw fii tey c'est grâce à ma maman je peux dire que sama héritage laa nekk di dundee tey j'ai une maman bu nekk une très grande styliste voilà elle a travaillé avec stylistes yu mag yëpp Alfadi Katusha koo dégg ci Sénégal li may wax ku ma xam bu ma déggee dina ko mën a confirmer toute ma vie j'ai grandi dans ça dafa daan def ay collection Soutiba tout ça c'est ma vie daal c'est ma passion liggéey naa lu nekk mais tey bi ma yàlla dugalee ci ñaw bi rëccu ma ko donc bi may ubbee boutique bi comme lu sama yaay amoon la yéene ci man ma def ko te yàlla def na bi ma koy ubbi yàlla yóbbu na ko fekkewu ko xaw ma woon beneen tur bu ma koy tuddee donc ma ne naa ko def Maman et moi ce qui veut dire que loolu moo indi tur bi daal. d'accord kon nag yéen ñi nga xamante ne nii yéen yéen a doon poser ay questions en l'occurrence man mii toog di wax ak yéen lan moo waral Maman et moi te ñu gis ne d'habitude doon na benn tur bu nga xamante ne nii du ñëpp koy faral di utiliser kon am ngeen seen réponse par rapport ak question boobu maanaam li nga xam ne moom moo waral turu boutique bi léegi rek Anna ñu xuus ci waxtaan bi maanaam gis nañu boutique bi macha allah yaa ngi na lool gis nañ ni it liggéey bi am na qualité ñu bëggoon rek nga wax ñu tuuti par rapport ak liggéey bi maanaam ci li ngay liggéey yan produit yi ngay liggéeyee waaw ñu bëggoon nga wax ñu ci tuuti daal. waaw ñun nag franchement suñu liggéey c'est produit dañu bëgg a génne suñu africanité daal man boobu sama li tax ma bëgg mode ba dugg ci sama africanité voilà donc plutôt dama ne en premier lieu man wax moi j'adore le wax lu ma neex laa ci ñëw lu ma neex laa ci ñëw dañuy ñëw jasner dañuy ñëw chantour yi brodé yi tenue africaine yi des chemises hommes super 100 unisexe daal on fait du tout et du bien donc voilà mais sant yàlla daal voilà kon gis ngeen maanaam dafa doon benn objectif bu nga xamante ne nii ñun ñi nga xamante ne ñooy def émission bi te culture mode daal di ñu ñor dañ koo fekk ci si li nga xam ne moom la bëgg maanaam promouvoir la culture africaine à travers le monde maanaam jël li nga xamante ne nii moom la ñu tuddee consommation locale comme ni ñu koy waxee fii ñu jël ko jéem ko mettre en valeur dégg nañ ko mu wax tissu wax dégg nañ ko mu wax santoul waaye basin yi ñu ngi koy gis ci li nga xamante ne nii moom mooy bërëb bi mu doon ay mbir yu nga xamante ne nii ñun moom la ñu bëgg mettre en valeur bëgg nañ képp ku nga xamante ne nii tey sénégalaise nga wala képp ku nga xamante ni tey africain nga lii ñu moom ñu koy tiitaroo lu ci mel ni tissu africain yi nga xamante ne nii ñun moom la ñu moomal suñu bopp léegi ñu daal di ñëwaat ci beneen laaj bi maanaam par rapport ak clientèle bi gis nañu ne sénégalais dafa bëgg a jéggaani souvent day gis dara ci bëtam daal di koy romb di wuti leneen maanaam ba ci produit bi nga xam ne sax yaa ngi koy ñëw muy wax am na ñu nga xamante ne nii dañ jàpp ne daal tissu la boo xam ne dafa xaw a xeeb te pourtant gis nañu léegi c'est à la mode te yow ci lañ la fekk par rapport ak clientèle bi est-ce que loolu faral di am indifférence par rapport ak moom
waaw par rapport ak laaj boobu li tax ma ci sawar a tontu pour être bref boo xoolee léegi ci média bi boo xoolee Rihanna boo xoolee Beyoncé elle s'habille maintenant en quoi en wax c'est vrai alors que ñoo ko moom juste pour être bref dëgg la ce qui veut dire que nit ki li nga moom boo ko bàyyee keneen na nga koy jël utiliser ko mettre ko en valeur pagne tissé bien mu ngi fii wax bi boo xoolee collection yi bi ñu mujjee def voile la cotonné boo xam ni ça coûte rien du tout dafay approprié par rapport ak suñu climat mais loolu c'est en général nit moo mel noonu nit bëggul lu jege ci bëtam li ko sori la bëgg man mii di wax ak yow tey damay am clientèle boo xam ni yàlla rek moo may seetee dans la sous-région fu nekk lay am damay toog samay ñaw yoo xam ni du ma damay ma am sa problème mu temps pour wan la ni yàlla mu ñuy suturaat ndax ñi lay jege duñu gis li ngay liggéey ñi nga sori ñoo koy gis mais nag ku nekk sa wërsëg ngay lekk loolu dañ koy sant yàlla daal dëgg la ku nekk sa wërsëg ngay lekk donc loolu la wax par rapport ak clientèle bi mu doon loo xamante ni it xel mën na koo nangu waaye damay ñëwaat rek ci boutique bi ba léegi donc lan la Anna di liggéey lu nga xamante ne nii peut-être pour góor ñi rek lay liggéeyee wala pour jigéen ñi rek wala Anna daal moom dafay ñawal ñëpp waaw ñëpp la ñuy ñawal ñun ñëpp góor jigéen mag ndaw xale dañ may ñëwloo sax yére bébé bu 1 an façon bu ne la ñuy liggéey donc ñun daal ñu ngi fi pour lan satisfaire clientèle bi d'accord parce que nit ki aussi ku bàyyi ñëpp ñëw ci yow ne la yaa may ñawal mënu loolu defal ko lu dul jéem rek dañuy jéem mënuñu nag man aussi Anna ñu xam ni ñaw bi tooguma ci machine dagguma mais tey jii lu ma ci def peut-être amour la ak héritage boo xam ni maa ngi koy jéem a téye te xam ni bés dina mës a ñëw peut-être yéene gi ma ci bëgg dinaa ci mës a àgg daal mais fi ma nekk nii damay door mënuguma dara nag di jéem di gën a remercier nag sama clientèle côté boobu moom mënuma ci wax daal parce que wéetuma fi dëgg la wéetuma fii je suis de Dakar mais tey ji sant yàlla mënatuma ne sax je suis de Dakar dama koy rus a wax am na ay clientèle yoo xam ne bu ma doon cité tey ji fii lay fanaan ku mel ni madame Bouquet mi fi jógee Inès kooku du sama cliente kooku sama sœur la kooku day ñëw di jënd pour lan pour boutique bi di tourner ñeneen ak ñeneen ñoom Yacine Somone ñoom Mère Diaga damay sant daal damay sant yàlla wéetuma fi maa ngi sant yàlla bu baax voilà kon nag clients yi yéen a ko déggandoo ki nga xamante ne nii moom moo di Anna mu ngi leen di jaajëfal kontaan na loolu ci lëkkaloo bi nga xamante ne nii mu ngi koy def ak yéen Anna mu ngi leen di jaajëfal yéen clientèle bi waaye Anna dañuy waaj benn événement mu doon événement bu nga xamante ne nii adduna wërngal këpp ñu ngi koy waxtaane yow it nga bokk si styliste yi nga xamante ne nii yéen a fa war a wane li ngeen di liggéey donc un événement qui va se passer le 8 avril au village des Arts de Ngaparou donc yàlla def nga bokk ci styliste yi nga xamante ne nii yéen a fay wane lii nga xam ne mooy produit africain yi lan ngay wax ci bés boobu waaw di ñaan yàlla rek ñu egg ci jàmm ak salaam ba tax na aussi bés bi yéen seen bés la du ñun suñu bés pour ñu préciser ni yéen am initiative bi yéen da ngeen ñu oo rek ci laaju leen aussi dara yéen au contraire ñun on vous doit beaucoup man Anna par rapport ak bés bi yéen dama leen ci encouragé yow ak sa équipe yéen ñi fi nekk yëpp ndax c'est pas la première fois ngeen ñëw seet si ma yàgg ngeen ñëw mais j'ai jamais eu le courage ma dugg ci mais tey rëccu ma ko malgré eggaguñ ci mais rëccu ma ko di leen ñaanal yàlla ngeen toog ba chaîne yu mag a mag yi ngeen ci nekk ndax vous êtes des jeunes te ñun lii rek lañu am liggéey bés bi nag espérons que nañ ci egg ci jàmm ak salaam xam ni dina neex bu soobee yàlla daal incha allah kon nag mbokku téléspectateurs yi yéen a ko déggandoo Anna lancé na appel par rapport ak événement bu mag bi di xew le 8 avril ñu deuxième fashion daal di wuyoo tamit li nga xamante ne nii moom mooy turu émission bi ñu nekk di def ak yéen mu émission bu nga xamante ne nii lépp luy culture nu mu gën a yaatoo loolu moom moo ko tax a jóg kon on vous donne rendez-vous le dimanche 8 avril 2018 au village des Arts de Ngaparou à partir de 20h waaye balaa boobu rek di remercier ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy suñu ay sponsor ci événement bi waaye ci li nga xamante ne nii moom mooy émission yi def ku ci mel ni le Carrefour Mame Ndaxte de Ngaparou ku ci mel ni Dabax construction de Ngaparou waa AND construction Love Massage ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal parce que ñu ngi jàpp ci liggéey bi ak suñu partenaires yi ku mel ni NJ Family Hôtel J'aime le Sénégal waaye waa Maréchal Agency bu Tëngéej du ñu leen fàtte kon ñu ngi leen di dig daje beneen numéro émission deuxième fashion waaye di leen jox rendez-vous le 8 avril au village des Arts de Ngaparou xanaa rek di bàyyi ki nga xamante ne nii moom mooy Anna mu joxe dernier mot mu jox gars yi rendez-vous le 8 avril. waaw mais on vous donne rendez-vous le 8 avril au village des Arts de Ngaparou
en espérant que di ngeen ñëw yéen ñëpp sañse defar ba mu baax voilà ñu ngi ñaan yàlla daal egg ci jàmm ak salaam. Aïcha kon ba le 8. ba le 8 incha allah. Incha allah. Merci beaucoup. Le 8 ci la bokk. lu ma wax yéena fu ma jëm yéena ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yéena ko waral daal ci Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal te ci junne gësin dëggal ma bësin bëgg naa leen ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo yéen fi ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen ni ngeen ko bëggee noonu lay demee fa ngeen may seen tuumal foofu lay jubal di ko jubant bëgg naa leen ni képp bu sew moo ma gën a wax ju sew ni képp bu sew moo ma gën a wax ju sew képp bu sew dafay dundal bëgg naa leen wo ma way man yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal lu ma wax yéen a fu ma jëm yéen a ñi ma bëgg ñan lañ ni ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal mooy dëkku Gaynde Njaay du mooy sunu gaal ak junjun ya jësin ni dëkkal ma bësin kon junjun ya jësin gunge ma bësin bëgg naa leen fu ngeen ko def fii Youssouf fa leen def fii moo leen di bégal moo leen di wayal moo leen di waxal fu na xare mu taxaw kooku Youssou Ndour Youssou wayal ma way waxal ak Sénégal ma jigéen waxal yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal lu ma wax yéen a fu ma jëm yéen a ñi ma bëgg ñan lañ ni ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal ak dëkku Gaynde Njaay du mooy sunu gaal junjun ja jësin dëggal ma bësin ak junjun ja jësin ni dëggal ma bësin junjun ja jësin dëggal ma bësin bëgg naa leen foo def Sénégal fii Sénégal fu ngeen def Youssou Ndour fii ki nga bëgg mu bëgg la foo ko def fii si biir xol bi fii laa ko def réew mee ka neex ay sa mindi njaago bekaay fii rek la ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo fi ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen nan leen ko coow gal gi jëm ca kanam bu ki tin silimal